Internet. Bonjour nuyu nañ leen bu baax yéen téléspectateurs yi nuyu nañ leen yéen internautes yeeg ñi nga xam ne ñu ngi connecté ci plateforme yu groupe Futurs Médias tey la mardi 28 septembre 2021 jóge nañ ci màggal 2021 jàll na ci jàmm yàlla ñu yàlla may ñu fekkee ko ay màggal yu bare gis nañ taxawaayu fépp fu sénégalais nekk fépp fu murit nekk. màggal gi ñëpp la soxaloon saa su ne doon nañ ko wax waaye ñu nit amoon nañ ci taxawaay bu am solo groupe Futurs Médias ndaxte liggéey bi nga xam ni suñu ndaw yi fa nekkoon ñëpp ñoo xam jàpp nañ ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni groupe Futurs Médias def na comme ni ñu koy defee chaque année taxaw nañ ci taxawaay bu am solo d'ailleurs vidéo ki nga xamante ni mooy PCA bu groupe Futurs Médias Youssou Ndour wër na réseaux sociaux yi ñëpp di ko partagé ci liggéey bi nga xamante ni groupe bi mi ngi fi mais gën a ñaax ñi nga xamante ni tamit ñi ngi fi di liggéey di ko ñafe saa su ne su màggal gi jotee ñëpp ñi ngi ci di am taxawaay bu am solo waaye tamit sénégalais yi desuñu ginnaaw ndaxte gis nañu ñu tàmmoo groupe Futurs Médias ñu dégtalaat leen vidéo bi nga xam ne wër na statut WhatsApp yi. màggal gi yéegalaat ngeen niveau bi encore waaw parce que la télévision ne ment pas. On peut pas être leader mënoo nekk leader nekk ca kaw di am nooy doxalee di yox dañuy mujjee kay bërgël la nañ ñu bërgël la waaw nañ ñu bërgël ñu mën a jëm ci kanam parce que ñun innovation la ñu ñuy def ren ñu ngi ñaan yàlla di ñaan Serigne Touba mu joxaat ñu xel ñu defaat lu ko voilà mi ngi doon yéegalaat nañ niveau bi jaajëf yàlla nañ ko teewee ay déwén yu bare ñu gën di yéegal niveau bi loolu am na solo niveau yi yéeg nañu fu ne IGFM yi taxaw am nañ fi taxawaay bu am solo ndax bu leen ko fàtte www.igfm.sn ci seen liggéey bu am solo bi nga xam ne ñoom it def nañ ko ci màggal gi muy groupe Futurs Médias lépp di rajo bi di télé bi di IGFM site d'information bi mais surtout observateur taxaw nañ ci taxawaay bu am solo màggal it tamit njiit yi wala kilifa yi tamit encore une fois lancé nañ benn message ci li xew ci jamono mooy taxawaayu nit ñi fi mu ne nii ak réseaux sociaux yi xaw na yëngal àddina wala yëngal na àddina partout dans le monde ci kanam d'ailleurs dinañ ñëw waxtaanee la xew ca Ukraine ak décision bi ñu jël ne léegi fi mu ne nii képp koo xamante ne ay message la yoo xam ne dañ koy jàllale ci TikTok yeeg yooyu dañuy gën a mën a former ndaw ñi ngir ñu nekk ay diplôme ñu am ay diplôme universitaire ngir ñu mën a am taxawaay bu am solo ci TikTok. loolu war na gën a taxaw tax ñu def ab taxaw seetlu ñun ci nga xamante ne ñooy nation africaine yi mais surtout ak nouveau média yeeg wala média yi nga xamante ne actuellement yëngal na àddina bu ñu delloo Touba Serigne Bass Abdou Khadre ci message bi nga xam ne jàllale na ko encore une fois ci sénégalais yi ndaw ñi murit yi taalibe yi ci ni ñu war a gën a mën a taxawee ci jumtukaay yu xarale yi ñu dégtalaat leen ko ndaxte lii baax na it tamit suñu njiit yi wala suñu kilifa yi tamit di jàllale message ngir ñu gën a xoolaat suñu taxawaay wala xoolaat suñu toogaay bu baax ci ni ñuy jëfandikoo jumtukaay yu xarale yi. na ngay bodde compte ci wàllu politique te yàlla dogal na Sénégal mucc na ci kon nañu sant yàlla ci xéewal gii mu ñu xéewal mooy jàmm ji ñu am waaye nag jàmm dañu koy suuxat jàmm dañu koy sàmm Sëñ Basiru nee na sëriñ bi nee na bokk na ci nag lii xañe jàmm jumtukaayu xarala yu bees yi nga xam ne moom la gone yi xewal di ca nekk guddeeg bëccëg ba duñ tal leneen muy sànq seenu waxtu di yàq seenum njàng ñuy génn ay photo ak vidéo yoo xam ne ngor da koy bañ diine da koy bañ di yàq deri gor nee na ñaata nit yu xaritoo woon di ay kóllëre seen diggante tas na yàqu na te xarala yu bees yi moo ko wal ñaata way dencante seeni sëy tas na te xarala yu bees yi ñoo ko waral ak bokk gu yàqu yàlla da ko bañ te ñaata mbokk moo yàqu te jumtukaayu xarala yu bees yi moo ko waral rawatina am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy suuxat bodde konte ci biiru xeet di ko ca jaarale wala bodde konte ci biir tariqa man nangam laa di ko fa jaarale ak bodde konte ci wàllu politique di ko fa jaarale yéen taalibe murid yi sëñ Bachir nee na sëñ Muntaxa nee na mi ngi dénk boppam di leen dénk nañu gën a ngoy ci njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba te njàngaleem Serigne Touba weesuwul lislaam yi kese. voilà
Cheikh Ahmadou Bamba ñoom kilifa yi yal na yàlla guddal seen fan mu Serigne Bass Abdou Khadre ki nga xamante ni aussi mooy xalif bi Serigne Mountakha yal na ko fi yàlla bàyyi ndaxte njiitam ni mu ñu jiite tamit mais nekk suñu kilifa àddina wërngal këpp di ko wax yal na yàlla gën a guddal fanam. jaajëfal leen ci message yi nga xam ne jot nañ ko aussi gis nañu réaction yi ci réseaux sociaux yi heure bu baax bi miin ngeen ko hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram dañuy ñëw ci li gën a fës ci réseaux sociaux yeeg internet bi. fi mu ne nii nag internet dafa yëngal jamono waaye surtout li xewoon fële ca Touba di màggal gi nga xamante ne màggalu gu ren gi atum 2021 màggal gu am solo la gars yi def nañ fa ay ñaan kilifa yi tamit def nañ fa ay taxawaay bu am solo ñëw naa fi sànq ci taxawaay bi nga xamante ni groupe Futurs Médias def na ko fa mais surtout ay taalibe yi tamit def nañ fa ay ñaan surtout jigéen ñi ndaxte famille yi tamit am nañ fa taxawaay bu am solo ci njàngum alxuraan bi digleeg Serigne Touba comme image yi ngeen koy gisee. ñi ngi koy jàllale ci réseaux sociaux yi am na ci taxawaay jigéen ñi nga xamante ni tamit xam nañ ni ñooy defar réew bu ñu defaroo lépp defaru waaw jigéen ak xale fi mu ne ñooy defar réew moo tax yii seen taxawaay yi coom tamit ca Touba am na solo waaw ñu leen wax jigéenu Maam Jaara yi jaajëf jot nañu message yi nga xam ne yéen ñu ko envoyé internet yi ñu ngi nii jàkkaarloog ak yéen en live si plateforme digitale bu télévision Futurs Médias jot nañu message yi lii nga xamante ni ku nekk jàllale na ko wala def na ko ca Touba ñu nit doon nañ joxe ay paasu màggal fii ci li xew ci biir internet bi heure bu baax bi fan yii nag heure yu baax yëpp ma nga woon Touba moo tax mais comme que ñibbisi ngeen ci jàmm noppalu démb férié la woon. tey ci mardi bi ñu daal di tàmbaliwaat rek daal di koy enchaîner dañuy joxewaat ay cadeau ba tey comme que Touba passe Touba fi mu ne ni weesu na waaye ñi ngi fekk suñuy cadeau ak suñuy téléphone portable yi ñuy joxe ak suñu partenaire bii di Jili CSB ma nga nekk rond point cité Kër Gorgui dinañ ci ñëw léegi ca kanam waaye tamit réseaux sociaux ak buzz ànd fi mu ne ndaxte mënoo wax réseaux sociaux wala internet li xew ci internet bi ci Sénégal te doo tudd mbirum or yi waaw femme yaa ngi yëpp ci màggal gi la bokkoon ndaxte fi mu ne nii ñoom ñooy coow ci réseaux sociaux yi Ngoy la tudd waaw Ngoy la gis ngeen image am yi statut boo dugg WhatsApp boo dugg ci Snapchat Facebook Twitter Instagram TikTok ñëpp a ngi koy partagé mi ngi noonu ñu nit ñu seetaanaat ko ndaxte ñun ci émission bi dañuy jàllale li xew ci internet bi waaye surtout alerter leen sensibiliser leen waaye surtout aussi informer leen ci en temps réel comme ni muy demee ci réseaux sociaux yi. ñëpp gis nañ ko ci TikTok yi site d'information yu ci nekk ñëw nañ ci ku nekk nag joxe ci sa commentaire ñenn ñi nee nañ lii du taxawaayu waruñu woon ñu ci bari waruñu woon taxawaay bii ca Touba ñenn ñi ne tamit ci berneer yi la bokk wala ci màggal gi la bokk ku nekk ak sa commentaire ni nga koy xalaatee bari na ci ay messages yi nga xamante ni aussi ñi ngi jógee ci réseaux sociaux yi internautes yi tamit ku nekk di ci joxe sa xalaat ci taxawaayu ki nga xamante ni mooy madame Askia noonu la tudd madame Askia Touré. Ngoy mi nga xamante ni dafa langoo ay oram ba def ci masque bi ca or en or ñëpp di ko partagé ndaxte surtout jigéen ñi ndaxte jigéen ñi xam nga dafa bëgg or jigéen or moo tax ku ci nekk ngi joxe ci sa commentaire su la neexee ngeen joxe ci yéen tamit seen ay commentaire ñun ñi ngi gis message yëpp hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram ñenn ñi nee nañu ci màggal gi la bokk ñenn ñi nee nañ d'accorduñu ci taxawaay bi am na leneen lu gën a am solo comme li ñu wane woon sànq ñi doon jàng alxuraan message yaa ngi nii internautes yi ku nekk ngi ci joxe sa commentaire fi mu ne nii moo nekk li gën a fës ci réseaux sociaux yeeg internet yi ku nekk ngi joxe ci sa xalaat sa commentaire ci taxawaay yi ñenn ci jigéen ñi wala ñenn ci ni ñi amalee màggal Touba yéen ñëpp ku ci ubbi sa téléphone muy statut WhatsApp yi Facebook Snap yi bari na ci ay millions de vues pour yenn influenceurs yi ñenn ñi dem nañu ba dépassé nañ fi ne ni 2 millions de vues ñëpp fépp fu Sénégal nekk demuñu Touba ñenn ñi demuñu Touba waaye xam nañ la fa xew en temps réel ndax lan grâce à internet moo tax it tamit am na ci beneen vidéo Gana Messere moom tamit joxe xalaatam ci li nga xamante ni ñenn ñi dañ koy créer polémique ci réseaux sociaux yi àcca. Bonjour TFM, aujourd'hui nous sommes là pour partager ak yéen ci benn phénomène boo xamante ne mi ngi xew en écran mooy ñu jéem a mettre sur place des tiktokers. dégg naa ñu naan màggal gi sëñ bi diglewul ay solo ki nangam bokk yi kenn du defar ay miche wi defar ginaar yu baax di ko séddale rob bu forox kenn du ko lekk dañ la ko fay bàyyee dañuy lànk da ngay sañse ba jekk defaru ba mu rafet xeeñ lu baax di lalal yu baax ndax ter tera noonu la comme
moom ni mu ko xalaatee ñeneen tamit ci réseaux sociaux yi noonu la ñuy joxee seen xalaat ñii nee nañ d'accord nañu ñii nee nañ d'accord Gana Messere miin ngeen ko bu baax ci waxtaanu gi muy waxtaan ci Serigne Touba mais surtout conférencier bu mag bi mu doon saa su génnee ñëpp di ko teewlu bari na ci tamit ay vidéo yoo xamante ni day jegg ba million wala ñaari millions de vues ci YouTube polémique bi la ndaxte voilà réseaux sociaux yeeg yooyu moo ni mel ak fii jamono toll. moo tax sànq ñu ngi leen wan benn explication benn sociologue muy waxtaanee la xew ca Ukraine je pense nañ ci ñëwaat léegi mais balaa boobu dañuy jàll ci li nga xamante ne da leen di soxal muy question yeeg image cachée yi ñu fiy bàyyi saa su ne da ngeen di continuer di commentaire même bu émission bi jeexee am na benn jeu bu mu benn internet envoyé léegi rek. Comme que Pierre Da Silva moom c'est un réalisateur très connecté boo ko envoyé vite fait c'est-à-dire yéen internautes yi commentaires yi ngeen di commentaire message yi ngeen di kii ci ginnaaw ñu ngi koy gis man maa ngi jàkkaarloo moom ak yéen xam ngeen télé ni muy demee parfois day jaar ci fil yi ba moo jàll ci écran bi mais moom vite fait la koy def mi ngi noonu kii mu ne Pierre defal image bi gisuma ko bu baax waaw juste pour les jeunes loolu la wax où se trouve le chien différent xool leen bu baax ngeen envoyé ñu seen ay réponses hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram envoyé leen ñu seen ay réponses ñenn ñu wax leen ñu ñëw fii jël si seen ay lot yu Samsung yi nga xam ne Jili CSB moo ko fi bàyyi ngir internautes yeeg téléspectateurs yi ñeneen ñi ñu envoyé leen directement ci Jili CSB ñu dem jëli seen ay lot ca rond-point cité Kër Góor gi Jili min ngeen adresse bi ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi mi nga xamante ni aussi mën nga fa am Samsung yu yees yi famille Z bi am nga ko foofu ca boutique Jili CSB am na yeneen boutique yi dox diggante Colobane ak Gueule Tapée jaajëf ana image cachée bi am na bu ñu fi bàyyi woon bi passé je pense xaw ma ba xam ndax pare na ci ginnaaw image cachée bu ñu fi bàyyi woon depuis jeudi muy réponse bi moo nekk Serigne Mbacke Soxna Lo balaa ñoo jàll ci beneen buzz bi wanaat leen image cachée bi bu fekkee pare na sinon ñu wan leen buzz bi nga xamante ni aussi leen internet envoyé nañu ko léegi président Macky Sall ca États-Unis donte ñibbisi na léegi sax waaye lii tamit ci avant ñoo jàll ci màggal gi rek diggante àjjuma ak samedi def na buzz ñenn ñi mu créé polémique bu rëy ñenn ñi ne président de la République mu nekk fële ci États-Unis ànd ak doomam dugg ci supermarché yeeg wala grande surface yi di def ab ay acham ñenn ñi ne amul benn problème waaw dafa relax président bu cool la et puis li mu def nii dafa modeste quoi ñeneen ñi nee nañ ñii c'est une mauvaise communication pour ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réseaux sociaux yi wala ñoo nekk ci internet bi di joxe seen ay commentaires voilà doy na waar mi ngi noonu image baa ngi noonu def na buzz def na tollé ci réseaux sociaux yi ñeneen ñi nee nañ c'est une mauvaise communication pour waa palais de la République ñeneen ñi nee nañ lii dara nekk ci. Pour joxe li nga xamante ni aussi li mu def nii bépp père de famille da koy def ànd ak sa doom dugg ci grande surface yi defee ñenn ñi ne nañ waroon na ko mën a defee fii ci Sénégal et pourquoi pas est-ce que defeewu ko fii ci Sénégal bon noonu lay demee ci réseaux sociaux yi ku nekk di ci joxe sa xalaat ci commentaire yeeg message yi nga xam dañ ko fiy jàllale bu image cachée bi pare Pierre Da Silva won ko téléspectateurs yi ñu laaj leen kan moo nekk ci ginnaaw image bi baaxoon nañ di ko def ci émission bi saa su ne defal leen ay image cachée ñëpp joxe seen ay réponses continuer di joxe seen ay réponses wala yi tamit ñi nga xamante ni ñooy internautes yi ñu ci bari dañuy message seen en temps réel seen ay réponses ñu woo leen jox leen ay lot la xew ca Ukraine yëngal na fi mu ne nii àddina ndaxte ñëpp ñu ngi ciy bëgg a inspiré wu Ukraine ñoom dañoo décider ne dañoo fas yéene initier ci yenn université yi ab diplôme boo xamante ni pour être un tiktoker professionnel. lii nag ñoom décision bu ñu jël la foofu ca Ukraine ñenn ñi nee nañu ñu nit ñu tax def ci ab taxaw seetlu waxtaan ak benn sociologue boo xamante ni Moustapha Kassé xam-xamam màcc lool ci mbirum ni ki doxalinu nit dund nit ki wala doxalinam ci société bi mu def ci ab taxaw seetlu nan la ñuy xaar ñun ci état africain yi wala ñun ci suñu société est-ce que war nañ mën a yegg ba fii ci ngir gën a mën a former ndaw ñeeg xale yi ñu dégtal leen élément bi nga xam ne waxtaan nañ ci ak Moustapha Kassé. Bonjour TFM, aujourd'hui nous sommes là pour partager ak yéen ci benn phénomène boo xamante ne mi ngi xew en Ukraine mooy ñu jéem a mettre sur place des tiktokers professionnels. Bon loolu dafa war a nekk un message fort boo xamante ne l'ensemble de la communauté internationale
ak les politiques les gouvernements dañ ci war a bàyyi xel parce que tout simplement ñu ngi assister ci benn phénomène boo xamante ne nii mooy l'influence bi nga xamante ne TikTok am na ko sur la jeunesse sur les réseaux sociaux mais également sur la conscience des individus ce qui fait que nag TikTok se présente comme un couteau à double tranchant mën na présenter ay avantages comme mën na présenter ay inconvénients ce qui fait que maintenant Ukraine ñoom comme ils ont compris très tôt que actuellement la population daf leen a commencé dépasser la jeunesse dañ leen a commencé dépasser aujourd'hui on ne peut plus éduquer les jeunes à travers modèles yi nga xamante ne daan leen koy utiliser léegi maintenant ils ont commencé à mettre sur pied beneen initiative boo xamante ne ça consisterait plutôt à former des tiktokers professionnels maintenant loolu dañ ci war a gis avantage yu bëri yenn ci avantage yi ci mën a wax mooy c'est une manière pour eux de rééduquer la jeunesse parce que dès l'instant que tu mets sur pied des tiktokers professionnels maintenant du lu la neex ngay dugal du lu la neex ngay wax parce que aujourd'hui les jeunes ils sont dépendants des réseaux sociaux nous vivons également dans un monde numérique où les personnes ne peuvent plus se passer du réseau maintenant c'est la raison pour laquelle maintenant à travers ces formations yi nga xamante ne ñu ngi koy defal des professionnels dina leen permettre ku ci nekk balaa ñooy dugal dara di leen xam lan lay dugal ban portée la mën a am ban influence la mën a am yan cause yan conséquences la mën a affecter également sur l'individu ce qui fait que maintenant ce sera une manière pour eux non seulement de rééduquer la population maintenant d'éduquer à nouveau une jeunesse mais également de les orienter vers l'essentiel parce que TikTok également nekk na un moyen de communication nekk na un moyen de sensibilisation nekk na un moyen de lutte mais également nekk na un moyen d'identification raison pour laquelle la formation professionnelle de ces TikTokers ça permettra de savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire comment se comporter ak de manière plus précise et de manière plus importante dina leen permettre daal di xam nan lañ mën a def pour maîtriser canaliser les jeunes canaliser également la population à travers ces réseaux je vous remercie. jaajëf Moustapha Kassé ci xalaat bi nga xam ne xalaat nga ko prétexte bi mooy la xew fële ca Ukraine décision ba ñu jël ngir gën a mën a ñaaxaat wala defaraat li nga xamante ni mooy wala jox ay diplôme ci ñi nga xamante ni ñooy jëfandikoo TikTok xaw na tiital yenn ci réew yi ba dee xool yeneen décision dina jóge ci yeneen dëkk gis nga Chine bërki démb ña nga créé wala mën a fexe ndaw ñi léegi xale yi nga xamante ni amaguñu 15 ans di am 40 minutes seulement ci TikTok xaw na leen tiital donc ñun bu ñuy toog rek ci suñu njiit yi bu ñuy toog rek innovation yi wala changement yi mutation yi di ñëw di dal suñu kaw du ñu xam fan la ñu mën a jëm ak yéen la preuve mooy réseaux sociaux yi nga xamante ni ay 2008 bañ ko doon wax xawoon na jaaxal ñenn ni mais yaakaaruñu woon ni dina toll fi mu toll ba tey fi mu ne nii xaw nañu jaaxal fi mu ne nii mën nañu wax ni cacophonie la ku nekk doo mën a xam textes yi fii donte am na ay loi ak ay textes yoo xam ne ñi ngi fi mais xaw na yéeme ba fi mu ne nii ku nekk a ngi ci génn di ci def loo xamante ni doy na waar. bon d'ailleurs looloy solos émission li xew ci internet bi ngir gën leen alerter informer leen sensibiliser leen ci seen taxawaay ni ngeen di jëfandikoo réseaux sociaux yeeg internet. moo taxit tamit waa Sénéra di nuyu bu baax suñu papa Babacar Diagne jot nañu message bi nee nañu mi ngi am taxawaay bu am solo encore une fois di gën a rafetlu taxawaayu Serigne Mountakha ci li ñu waxee plateforme boo xam ne de régulateur ouest africain ñoom d'ailleurs waa Sénéra moo nekk seen thème bi nga xam ni ab ndaje bu am solo la ñu organiser fële ca Abidjan ànd ceeg premier ministre bi Patrick Aïché ak ay rencontres yoo xam ne prévoir nañ ko ngir mën a xoolaat taxawaayu ay benn plateforme bu mag boo xamante ni ngir xoolaat ci média yeeg ak jumtukaayu xarala yi fii ci Afrique naka lañ ko war a gën a mën a ñoŋalaate lu am solo la. Babacar Diagne bu Sénéra di ko jaajëfal suñu kilifa la bàyyi xel lool émission li xew ci internet bari na ci ay kilifa yi tamit saa su ne dañuy seetaan di ñu message. rawatina suñu kilifa yi nekk ca Touba Serigne Abo mu Cheikh Saliou di ko jaajëfal ndokkale ko bu baax ci màggal gi yàlla nañ ko teewee ay at yu bari na ci tamit ay kilifa yi nga xamante ni ñu ngi ñuy suivre partout dans le monde ci via télévision Futurs Médias rawatina ci réseaux sociaux yi lii ab alerte la ndaxte ñun dañuy alerter boo xamante ni mi ngi wër réseaux sociaux yi gannaaw bu ñu vérifier ba mu leer GPI par métier bu ne am na risque ñoom seen risque lii la. moo tax toujours ñuy sensibiliser ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci métier GP parfois ñuy gën di vérifier vigilant bu baax daf ci baax vidéo bi kenn ci ñoom moo ko def ndaxte naroon na dugg ci jéy ñu dégtal leen ko. salaamaaleykum chers sénégalais salaamaaleykum chers sénégalaises salaamaaleykum chers GP voilà ñoo ko gisandoo vidéo bi gis ngeen ko ay dàlli xale. Asus lañu jël ñu ñaw ko ci ginnaaw gis nga
mi ngi nii jox ko sama benn rakk bu war na ñibbi tey heureusement yàlla mi dara tëwul gis mu xool dàll yi mu diis rek mu teppi ko xool gisoo beneen dàll bi gisoo ni ñu ko ñawee nii doo ko sax xàmmee lii lépp astuce lañ ci duy ba mu fees dell drogue la gis nga ko nii jël temps ñaw ko sénégalais mi ngi dëkk Sidi Marouf moo ko jël jox ko sama benn rakk boo xam ne mi ngi dëkkoon Riyad Ulfa war a dem Sénégal tey ma bëgg yéen GP yi rek ngeen def doucement bàyyi ci xel gis nga ko ni mu ko ñawee nii moom képp ko mun seetlu doo ko seetlu gis nga ko mun seetlu doo ko xam boole ko ak yeneen dàll booy bi nag il est intelligent mu gis dàll yi diis mu teppi ko xool gis nga ko mii ni man moom c'est la première fois ma koy téye nii c'est la première fois ma téye Asus maa ngi doog a xam nu mu mel maa ngi koy doog a téye ak sama loxo mi ngi nii dàll yi moo ngi nii gisoo ñu la ko dugalee kon GP yi ngeen bàyyi xel donc kii dafa doon ruiner doomi jàmbur gis nga ko mi ngi nii léegi nag ñun lépp lu ci war rek dinañ ko def incha allah vidéo bi laa bëgg na ñëpp partager ko pour GP yi ngeen bàyyi ci xel GP yi bàyyi leen ci xel ku leen di jox bagage dee leen ko jëli yéen GP yi ngeen dem ba biir këram jële fi bagage yi jël photocopie passeport am jël photom ngeen photo wu yéen ñaar voilà mi ngi nii gis nga ko ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax vidéo bi daal mi ngi nii gis nga ko Asus baa ngi nii partager leen vidéo bi yéen GP yéen ñëpp sénégalais yëpp partager leen ko parce que di naan l'ennemi de l'Afrique c'est l'Africain lui-même gis nga ko mi ngi nii sénégalais moo ko def moroomu sénégalais bëgg a foutre sa vie à l'air xam nga ni. mi ngi noonu baax na alerte yi tamit baax na ci comme ni mu ko waxee lii mën na sauver ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci liggéey bii ñu duppee liggéey GP liggéey bu xew la fi mu ne waaye métier bu ne am na risque lii ci risque yi la bokk donc ñuy gën di bàyyi xel di li nga xamante ne ñu ngi koy jëfandikoo wala bàyyi xel bu baax seen bagage yi nga xam ne ñu ngi transité maanaam di wër dëkk ak dëkk loolu am na solo vidéo bu am solo la bu ñu gisoon ni war nañ ko mën a partager ndax ñu ni tamit lu am solo yu ne yi jàll ci réseaux sociaux yeeg internet bi dañuy vérifier ba mu leer daal di koy partager baaxoon nañu di def li ñu duppee fact checking fi jamono ñu toll ndaxte du lépp luy jàll ci réseaux sociaux yi wala internet bi dëgg la fi mu ne nii nag sama ñoom yaay ñoom lu jàll ci réseaux sociaux yi wala WhatsApp yi bu njëkk ba dañ naan rajo bi laa ko déggee mais léegi dañ naan ci WhatsApp bi laa ko déggee donc audio yeeg yooyu yëpp dañ koy xool bu baax du lépp lu ñuy partagé dëgg la dañuy wax ak spécialistes yi wala ñi nga xam ne seen xam-xam màcc la ci image cachée baa ngi noonu kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram fépp foo leen mën a nekk ci àddina di suivre télévision Futurs Médias wala ci live bi ci suñu plateforme yëpp boo leen messager dinañ ko gis en temps réel hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram fépp fu boo leen saa yoo leen messager maa ngi jàkkaarloo message yëpp ñun ñëpp a ngi nii daw di dugg si waaw émission bi moom bu commencé tak ñoom ñëpp internet di daw di dugg ci buuxante réponse yëpp la ñuy gis ñu ngi nii bii passé ñu ngi fi bàyyi woon benn image cachée bonne réponse bi mu nekkoon Serigne Mbacké Soxna Lo mi nga xamante ni dund na diggante 1934 ba 2005 kilifa gu mag la woon moom Serigne Mbacké Soxna Lo moom la ñu defoon li ko waraloon prétexte bi mooy màggal gi fàttaliku bu baax suñu kilifa yi nga xam ne ñi ngi fii jotoon nañ fi jaar waaye tamit nekkoon ci yoonu Serigne Touba gi moo taxoon ñu def image cachée bi ñu génn Serigne Mbacké Soxna Lo yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem mi ngi noonu joxe nañu ay cadeau ak Jili CSB paasu magal yi tamit joxe nañ ko Jili di ko jaajëfal encore une fois jàmbaar la lool ca liggéey bi ca Touba yi tamit dem na fa yóbbu fa ay ndox mu bare kër Soxna Bali sunu kilifa yi tamit sunu yaay di ko nuyu bu baax a baax ndokkale ko bu baax ci màggal gi Jili ma nga nekk rond point cité kër góor gi miin ngeen adresse bi dinañ ci ñëwaat ak téléphone yi yees yi wax nañ fi moom mooy seule boutique boo xam ni dañu certifié Samsung daal di koy certifié fii ci Afrique de l'Ouest image cachée baa ngi noonu xool leen ko bu baax ngeen envoyé ñu seen ay réponses peut-être suba wala gannaaw suba équipe bi nekk ci ginnaaw mën nañu choisir benn wala ñaar ci internautes yi yóbbu leen fële ci Jili CSB ñu jëli seen ay loo ñenn ñi ñu wax ne ñu ñëw fii loo yaa ngi fii di leen xaar pour yéen la moo tax ñu teg ko fi bari na ci biir saa su ne dama koy ubbi yi nekk ci biir yoo xamante ne da leen di soxal ak fii réew mi toll wala fi jamono toll am na solo message yëpp ñu ngi koy gis nag wanaat leen ci benn jeu bi chien bi biñ naan chien bi dafa mel ne moom la ñuy xool bu baax ndaxte maa ngi gis Babacar Diaw Abdel Aziz Mam Khalifa Mada Ndaw Abdou Aziz Ndiaye France waa France xam naa bu ñu leen choisir da ngeen yónnee keneen juste pour les jeunes où se trouve le chien différent xool leen bu baax 1 2 3 ba numéro 8 waaw bonne réponse bi ñu ngi koy xaar waaw équipe yaa ngi ci ginnaaw jaajëfal bu baax équipe digitale bi Magui Coulibaly ñoom Adja Guèye
waaw moom di ko jaajëfal taxaw ci réactivité bi mais surtout ak fi ni ñuy jàllale message internautes yi en temps réel. la xew États-Unis tamit mën nañ ci wax fi mu ne nii mooy buzz ci bokk na ci buzz yi gën a fës wala information yi gën a fës ci internet bi ak réseaux sociaux yi Facebook Twitter foo tàppee ndaxte star bu mag la moom R. Kelly gannaaw ba ñu ko démb dañ ko jugé daal di ko teg ay daan coupable ci crime sexuel yoo xamante ni mi ngi am ci diggante 1994 ba 2018 yëf yi nag xawoon na jaaxal wala mi ngi woon ci ay loxo mi ngi woon ci loxo yoon démb nag la justice bi teg ay dogal daal di koy teg ay daan. moom R. Kelly d'ailleurs miin ngeen ko bu baax fii bari na fi lool ay ndaw ñi nga xam ne mën nañu wax ne ay woyam màggandoo nañu ak moom R. Kelly benn extrait mi ngi noonu vite fait ñu ñëwaat. mi ngi noonu prétexte bi mooy fi mu ne nii foo tàppe ci internet bi ci turam mooy actualité bi gën a fës ci tendance Google tendance Twitter tendance Facebook bi ndaxte moom ci liggéey bi mu doon def la artiste bu mag a mag la woon démb lañ ko jugé fële ca New York. amoon na ci yeneen daan yoo xam ne tegoon nañ ko ci yeneen état diggante Chicago ak yeneen état yoo xam ne ma nga foon waaye démb moom R. Kelly artiste bu mag la boo xamante ni ñëpp xam nañ ko ñëpp ràññee ko ñu teg ko ay daan fële ca New York ci mbirum crime sexuel mi ngi noonu wanaat leen image cachée bi mel ni ñii dañuy jum xool leen maa ngi leen di repêché rek ngeen xool bu baax kan moo nekk ci ginnaaw image bi pour ngeen am temps joxe seen ay commentaires hashtag bi sunu net la Facebook Twitter Instagram fépp foo xamante ni yéen a nga fa partout di xalaat bu baax ñi nekk ci diaspora bi sénégalais yi ñuy suivre partout dans le monde ñu ngi leen di jaajëfal encore une fois ci seen fidélité ni ngeen tàmmoo télévision Futurs Médias tàmm ko it tamit ci suñu plateforme yi groupe Futurs Médias jaajëfal leen encore félicité suñu ndaw ña nekkoon Touba jaajëfal leen bu baax a baax comme ni ko président Youssou Ndour waxee balaa ñoo jeexee ak vidéo bi damay nuyu sama benn waay bu baax a baax ma nga nekk fële ca Mbaaw cité Ndeye Marie Iba Yacine jaajëf ci noonu sax d'ailleurs ci lañ leen di tàggatoo jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bu mu nar a nekk deuxième numéro de la semaine démb férié la woon ci la ñuy profité noppalu gannaaw ba ñu jógee Touba jaajëfal nañ leen jox leen dig daje ba suba incha allah.